ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jànkatu bés bi. te nag dañuy wax ci li nekk di xew actuellement Palestine yaakaar naa néew na ci yéen ñu gisul ay image yu ñaaw a ñaaw waa Israël di toroxal ak doomi aadama ay julit ñun benn ci image yu gën a marqué mooy attaque bi ñu jëmale ci weeru koor gii jumaay Al-Aqsa bu Jérusalem bi nga xam ne boo demee ci alxuraan suñu borom dafa ni barkeel nañ ko ba barkeel li ko wër donte ay werante am na sax entre ay borom xam-xam ci ndax suñu borom Al-Aqsa boobu lay waxam déet xëy na loolu beneen sujet la mais li ñu mën a jàpp mooy képp kuy musulman Palestine dafa bari lu muy symboliser. ci misaal jublu nañ fa julli lopp fukki weer jamono yonent bi moo ne woon suñu penku laata borom bi di envoyé bataaxal yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ñu soppi xibla bi jëmale ko Màkka. kon li muy signifié ci musulman yi dafa bari lool de même que yeneen religion yi ku nekk am nga ci sa propre histoire mais tey la fa nekk di xew tooñ la tooñ goo xamante ni buñ ko bëggee tey expliquer duñu tàmbalee rek ci après deuxième guerre mondiale période bi waa ONU di reconnaître Israël comme état ci biir Palestine en 1947 maanaam créer état ci biir état muy tooñ gu rëy rëy bu ñu tàmbalee foofu rek histoire bi ñu baree bari duñu comprendre que ni Israël li ñu nekkee teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon. moo tax tey dañu bëgg a remonter ci la gën a sori maanaam dem ba 19e siècle dem ba empire ottoman pour que ñi nga xam ne ñu ngi dégg conflit israélo-palestine te xamuñ nu mu demee ñu comprendre que ni mooy benn ci tooñ yi gën a rëy ci histoire doomi aadama mais li ci gën a garaaw mooy organisation yu mag yu ci mel ni ONU ñooy daganal tooñ yooyu noonu waaye tam réewu jullit yi nga xamante ni booloowuñu ba tey ñu bokk ci population yi ñu gën a marginalisé ci àdduna bi. bu ñu remonté ci histoire Palestine dafa bokkoon ci empire bu ñu naan empire ottoman te ñu créé ko ci njeexitalu 13e siècle précisément en 1299. ba ci 1517 Yerusalem daal di jiite empire bi doon seen xalif daal di koy def dëkkuwaayu diine officiellement ñu doon ay sunnite. gannaaw moom Yerusalem am na ñeneen ñu ko wuutu ba empire bi nekkoon ci dynamique yu yaatal zone am newoon empire bu am doole. mais ci 19e siècle la seen doole tàmbali wàññeeku rawatina ba yenn dëkk yi sàkkoo seen indépendance dëkk yu ci mel ni Grèce ba ci Égypte ñu ñàkk également yeneen dëkk arabe yu ci mel ni Algérie ak Tunisie. par la suite ñu abolir esclavage ñu tegaat ci plus d'un demi-siècle première guerre mondiale daal di am en 1914 empire bi nag gën a nekk ci pëccoxoo ndax diggante bi la grande révolte arabe amoon na ndax Hussein Ben Ali newoon chérifu Makka dafa bëggoon libérer yeneen dëkku arabe yi nga xamante ni ci empire ottoman la ñu bokkoon ngir former benn état arabe bu am doole. ba ci 1917 ba tey ñoo ngi ci première guerre mondiale empire ottoman daal di tas britannique yi daal di ci profito teg loxo réew mi di Palestine. période boobu noonu fan la juif yi nekkoon. ba ñu déggee ne empire ottoman mi ngi tas ci lañ créé seen mouvement muy mouvement sioniste au 19e siècle ci njiital Théodore Herzl parce que ñoom juif yi dañoo tasaaroo woon ci àdduna bi yëpp rawatina Europe centrale Europe de l'Est États-Unis ñu créé mouvement sionisme am seen drapeau moo nekk nii ñu ne nag dañoo bëgg a créer seen état bopp muy un état juif te fenn la mën a nekkee muy biir Palestine précisément Jérusalem bi nga xamante ni jàpp nañ ni ñoom ñooy borom. seen premier ndaje ñu ngi ko amal en 1897 à Bâle Royaume Suisse. ci congrès bii la ñu tëggee seen i pexe yi mooy benn dañuy immigré ji dem Palestine envoyé ay baykatu juif ak ay artisans Palestine ñu installé wu foofu noonu mel ni kuy liggéey fekk liggéey taxu leen jóg nangu seen suuf moo leen yitteel. ñaareel bi mooy bu juif yi installé wee ba noppi biir Palestine dañuy créer ay kuréel ci biir réew ma waaye itam ubbeeku bitim réew. ñetteel bi mooy renforcer le sentiment national juif maanaam ci biir réew ma ñu gëm ni fii ñoo ko moom donte duñ ko fësalagum ba ñëpp xam ko. bu ñu noppee ci loolu lépp nag ñu tàmbali dox ci naka la ñuy amee jàppaleeg borom dombal tànk yu mag yi nii la ñu tëggee seen programme ñoom juif yi pour nangu suuf Palestine naka lañ ko réaliser ci la ñuy ñëw. diggante 1903 jàpp 1914 30 000 fanweeri junni juif jàpp 40 000 ñeent fukki junni dañoo dem immigré Palestine mais duñ ci yem. bu ñu demee ba installé wu foofu noonu dañuy fexe ba jur doom yu baree bari bu ko defee ci diir bu gaaw ñu mën a doon limu doomi aadama yu takkoo takku te réussir nañ ko parce qu'en 1917 juif yi toll nañ ci 70 000 personnes juróom-ñaar fukki junni doomi aadama biir Palestine. même année boobu noonu yéen a ngi fàttaliku le britannique yi teg loxo Palestine tombeek première guerre mondiale def déclaration bii nii ne yamuñ ci mais dañuy sax créer benn foyer national ngir juif yi. maanaam benn dëkkuwaay biir Palestine boo xamante ni juif yi dañ fa mën di dajaloo di saafonte. première guerre mondiale daal di jeex en 1918 ba état yi amal conférence de San Remo en 1920 mais teewul ñu continuer mettre Palestine sous mandat britannique. en plus palestiniens yi seetlu que ni juif yi ñu ngi gën a bari seen réew ndax diggante 1917 jàpp 1918 jugee nañ ci 70 000 yéegi ci 83 000.
rax ci dooli britannique yi créé seen biir armée benn bànqaas tuddee ko légion juive maanaam bi juif yi installé wee Palestine am yéene nangu seeni suuf anglais yi ñi ngi leen di former seen biir armée ba noppi créé leen benn foyer palestiniens yi ne lii kat jëmul kër bu ñu seetaanee ñun ay doxandeem la ñu nekk suñu biir réew ci lañ daal di fippu jàmmarloo entre arabes yi ak juif yi daal di tàmbali ba ci 1936 jàpp 1939 palestiniens yi ne na britannique yi sax far génn réew ma ndax lu jiin njaak ñooma jamono jooju lu toll ci 5000 arabes palestiniens rey nañ leen donte ci côté juif yi ñoom itam rey nañ ci ñu baree bari ba waa Palestine réussir mettre en place le haut comité arabe ci njiital Amir al-Husseini. jamono jooju en 1939 deuxième guerre mondiale daal di juddu waaye deuxième guerre mondiale boobu noonu juif yi bokkoon nañ ci askan yi ci gënoon sonn ndax liñ ci rey kenn xamul nu mu toll boo jëlee par exemple Allemagne Adolf Hitler demoon na ba voté benn loi contre juif yi loolu aussi favoriser waat immigration juif yi vers Palestine ci ay bateau lañ leen doon dugal di leen yóbbu Palestine. ba 1945 année bi deuxième guerre mondiale di jeex juif yi tollu nañ ci 600 000 biir Palestine juróom benn téeméeri junni. le 24 octobre 1945 ñu créé ONU mbootaay gi ëmb réew yi ci àdduna bi yépp période boobu noonu juif yi créé nañ seeni armée dem sax bay jàmmaarloog waa Royaume-Uni yi nga xamante ni ñoo leen doon jàppale teg ci attaqué seeni base militaire biir Palestine. en 1946 britannique yi nag kat ñoom rocceeku nañ ci mbiru Palestine ba set ci wecc ci lañ jëlee seen dossier jébal ko Nations Unies ne leen lu ngeen xam def leen ci. un an lañ ci teg le 29 novembre 1947 ONU ak États-Unis bi nga xamante ni mooy membre fondateur principal ak Union soviétique def loo xamante ni tey moo indi problème yi nekk di xew actuellement Palestine mooy jël réew ma réewu jàmbur daal di koy xaaj ci digg bi ne lii mooy Israël juif yi ko moom mooy parti bu marron bii ngeen seen lii mooy Palestine arabe yaa ko moom di parti jaune yi. fii nga xamante ni nag mooy Jérusalem ak li ko wër dañ koy placer sous contrôle international maanaam ñëpp ci bokk yam mbootaayu dugg arabe yi nag daal di bañ palestiniens yi opposé wu ci décision boobu noonu déclaré guerre Israël mais finalement juif yi mujjee gagné lu toll ci 20 000 personnes ñàkk ci seen bakkan arabe yi ñoo ci ëpp bu ñu jëlee côté juif yi ay téeméer ñoo ci dee. ñu daal di proclamer indépendance su Israël le 14 mai 1948 ci ñoo xam ne ñoom dañoo ñëwoon Palestine pour immigration lii mooy tooñ bi. gannaaw gi xeex yi di woy ba jigéenu palestiniens yi engagé wu sax ci combat bi. États-Unis daal di rangé wu ci côté Israël ñoom ñaar ñu signé benn coopération militaire ngir mën di jokkalante ci ay stratégie de guerre waaye tam ay ngànnaay liy prouvé lëkkaloo gi dëgër gi dox diggante Israël ak États-Unis mooy bi juif yi di lancé projet ngir defar ay armes ba kenn du leen mënal dara mën nañ jël exemple char de combat bu ñuy wooyee Merkava ak beneen système de défense aérienne bu ñuy wooyee dôme de fer ak avion chasseur bi ñuy wooyee Lavi ñeneen di ko tuddi Lionceau bi israéliens yi di créer arsenal de guerre yi yépp pour massacrer waa Palestine États-Unis moo leen doon financé te lëkkaloo États-Unis ak juif yi nag jiitu na indépendance su Israël bi ñu créé le mouvement sioniste ngir dem conquérir nangu suufu Palestine fonds yu baree bari biir États-Unis lañ ko collecté. xam naa ñenn ñi daañu poser la question lan moo tax États-Unis di jàppale Israël li njëkk li koy expliquer wàllum diine ak interprétation ci la bokk parce que États-Unis laataa muy yàqu ba taalibe dajaal yi daal di koy contrôler diine dafa amoon doole lu baree bari. ndax 73,7% population ba yépp ay chrétiens pratiquants lañ et la majorité da leen di wooye ay protestants yi mooy ñi nga xamante ni ñoom nee nañ sax nanguwuñ kilifteefu pape bi ak cardinaux yi ñooñu nag dañoo yàgg a gëm ni pour Yeesu Krista dellu si waat faaw état juif ñu daal di koy taxawal mooy Israël moo tax bi ñuy créé mouvement sioniste bi projet bi nga xamante ni moo war a jëmal tegul tànk juif yi biir Israël occupé Palestine ñoom protestants yi nekk États-Unis dañ cee jàpp bu baax a baax ci ay campagne ci collecte xaalis bu baree bari te bu ñu jëlee protestants yooyu noonu tollu nañ ci 138 millions biir États-Unis benn président ñemewul teg beneen politique bu dëppoowul ak jàppale Israël parce que ñoom gëm nañ ni jàppale Israël ci jaamu yàlla la bokk ndax ci seen conception jëmmal état juif bi mooy gaaw a dellu si Yeesu Krista ñoom ci seen déggin lii benn firnde la. beneen raison bi mooy bi ñu séddalee Palestine ba noppi dëkku arabe yi dañoo rangé woon ci côté Palestine ne moom la ñuy jàppale te bu États-Unis seetaanoon ba arabe yi songandoo Israël ba Palestine récupéré suufam ba jamaatal arabia bi ñu jëmal ko maanaam boo taayu réewu arabe yi lambaay mën naa ñaaw ci côté américain yi ndax pétrole bi nekk ci Moyen-Orient bi États-Unis daf cee teg bët léegi politique bi mooy dooleel Israël en attendant ñuy xaajale réewu jullit yi ba duñ booloo. tey boo xoolee carte Moyen-Orient bi réewu arabe yi waroon jàppale Palestine yépp en tout cas ñi ci ëpp doole États-Unis dafa am fu mu jaar ak ñoom Arabie Saoudite ci la bokk Koweït ci la bokk Oman ci la bokk Émirats arabes unis ba ci Qatar ñii ñëpp ay alliés yu États-Unis lañ États-Unis boobee nga xamante ni mooy jàppale Israël ngir ñu noot waa Palestine.
kon actuellement Palestine mën nañ ni ils sont seuls contre tous léegi waxatuñ sax ñoom ñu récupérer waat Israël bi nga xamante ni ñoom ñoo ko moom mais Israël ci boppam moo nekk ci tànki récupérer li des Palestine as tuut ci suuf. en 1948 gannaaw ba Israël proclamé indépendance am palestiniens yi bañ daal di jàmmarloog ñoom waa Israël dañ leen dàq ci seeni suuf ba 750 000 palestiniens daw gàddaay bàyyi seen dëkk ndax amuñ ay ngànnaay yi tax ñuy wax guérilla la ñuy def sànni xeer wala ay cocktail molotov waa Israël ñoom seeni soldats yor ay armes yu am doole di leen massacrer. dañ leen di rek jox benn exemple autant lii moo nekkoon Palestine tupp yu weex yi ngeen di gis mooy juif yi fa ñëwoon ngir immigré ñu ubbi leen seeni buntu yaatal leen. en 1947 bi ONU di jël suufu Palestine génn ci Israël nii la demee woon lu vert lii ngeen di seen mooy Palestine lu weex lii mooy suufu Israël. ñu dem 1948 jàpp 1967 Israël récupéré waat 24% ci suufu Palestine moo nekk nii ngeen di seen mais pareeguñ diggante 1994 jàpp 2010 ñu dellu jëlaat 13% ci suufu waa Palestine ba actuellement waa Palestine amatuñ 10% ci seen dëkk ñu ngi leen di génnee réew ma benn par benn. bi ci mujj nag mooy attaque yi ñu jëmale ci mosquée Al-Aqsa ci weeru Ramadan muy tooñ gu rëy jëmale ci bépp jullit te ba tey ñoom waa Israël bàyyeeguñ balaa ñuy am lu leen neex dañoo récupérer suufu Palestine gépp. depuis ba conflit bi tàmbalee nag ay tànki jàmm dox nañ ko gannaaw génn àdduna Yasser Arafat ne woon président de l'organisation de libération de la Palestine mbootaay ngi yeewi Palestine ci nootaange Israël ba ko suñu borom jëlee Mahmoud Abbas dal di koy remplacer moom Mahmoud Abbas doon na ci dox ay tànk ba sori woon ci lool ngir jàmm mën a am mais dafa am ay groupe yu ne woon ñoom ànduñ ci ndax duñu négocier ak ñoo xamante ni dañ leen fekk ci seen moomeel dal di koy nangu te ñooñu aussi dañ leen di comprendre ndax ñun gëm nañ ni Israël saay-saay nañ saay-saay gu doy ni bu ñu réussir ba waa Palestine nangu accepter leen daañu essayer coloniser leen ba noppi songu yeneen dëkk arab yi ba ci màkk bii naru cee mucc ñun nag li ñu mën mooy xamal génération yi fi fekk coow bii te dégg rek lañ ci amoon xamal leen Israël ci tooñ lañu nekk fu doomi aadama jullee war na leen ñaanal suñu borom alak leen néewal seen kàttan ba seeni pexe ba ñaantu yàlla na yàlla alak waa Israël yàlla na leen suñu borom toroxal te sàmm waa Palestine. kon taxaw seetlu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.